man dama jàpp ne président xamul chance bi mu am ci am ay ndaw moom xamu ko moom ndaw ñi daf leen a jàppe charge alors que ndaw ñi duñu charge chance lañu ndawi Sénégal duñu charge chance lañu. Je reviens de voyage bu ma mené en Italie et en France gis naa fa ay ndaw yoo xamante ni xarañ bi ñu xarañ kenn xamul ni mu toll li ñu bëgg rek mooy ñëw dimbali seen réew te mënuñu ko am fi mu ne ndax politique guñ ndax dugguñu ci politique politicienne ndax bëgguñoo nekk booyu kenn loolu moo dal ndawi Sénégal dafa am une jeunesse qui est une jeunesse des villes am une jeunesse des banlieues am une jeunesse silencieuse am une jeunesse même des cités religieuses li may def ni anthropologie la ak sociologie ma bëgg ñu bàyyi ci xel dama bëgg ñu bàyyi xel ne ndaw ñi bokkuñu nu ñuy wonee seen naqar ak seen jaaxle ak seen jàqare ndax am na foo xam ku fa juddoo lañ lay jàngal mooy nga guux yu naqar yi bañ a gañ mooy di sëñ Bachirou définir muñ ci Minanu Baqil Xadim mooy nga guux yu naqar yi bañ a gañ ndaw yi Sénégal ay jàmbaar lañ ba ci fi mu ne nii ki nga xamante ni dafa juddoo Kajoor ak Bawol mësul gis géej xamul géej xëy benn bés dugg ci gaal pour wuti lu mu am kooku mënoo ne amul jom ki nga xoolal tey jii boo jëlee sa oto nga jaar fii ci ñii jaay ndamaraas ñii jaay ay écouteur ñii su ma gisee ku naan ndaw yi Sénégal bëgguñu liggéey wala amuñu jom daf may jaaxal ndaw yu am jom la ñuy ba ci ñooñu di joxe seen bakkan pour politique mais ci yaakaar rek lañ ko teg tey yaakaar boobu muy diine bi ñuy dund moo tax ngëm am fig yu daf doon wax ne sans espoir nous ne sommes que bois mort loolu moo tax ñun suñ taxawaay tey yaakaar moo tax bu dul woon yaakaar sax ñàkk gën a métti yaakaar moom mooy moo tax gis nga ñoom président Macky Sall bi ñuy ñëw dañ ne dañoo bëgg a dundalaat dañoo bennoo pour lan bennoo bokk yaakaar dafa mel ni ñoom dañoo bennoo nag ci d'accord ci njàqare ndaw ñi dañoo bennoo ci d'accord ci njàqare ndaw ñi loolu moo tax ma jàpp ne une jeunesse boo ko amee c'est une chance c'est pas une charge c'est une opportunité c'est pas une menace fii nag da ngay xool ndaw ñi xoolee leen comme une charge alors que ndaw ñi duñu charge chance lañu pour ñun suñu objectif de développement mais kan mooy sàmm bu ndaw amut kan mooy napp bu ndaw amul kan mooy bay bu ndaw amul kan mooy def artisanat bu ndaw amul kan mooy taxawu mag ñi bu ndaw amul loolu moo tax ñun tey jii suñu taxawaay yëpp mooy dundalaat yaakaaru ndaw ñi dalal xelu mag ñi ne leen tool bi du booy waaye nag dañ leen di wax dëgg li ko ne te Père Mbaye Ngoné xam na ko mooy tooba saxal mbaama sulli loolu it dañ koo war a gëmloo ndaw ñi ne leen mbir yi dafa am fu mu war a tegu am fu mu war a tegu am fu mu war a tegu li ñu gëm nag mooy day tegu ci xam-xam day tegu ci yar day tegu ci itte waaye nag gis nga fan yee bi nga gisee ma yuuxu xam nga li taxoon ma yuuxu mooy bëggatuma ku jëfandikoo ndaw ñi ak foo mën a bokk rek damaa bëgg ku jëriñoo ndaw ñi bañ leen koo xamante day jëriñ ndaw ñi bañ leen a jëriñoo ñun dañoo jàpp ne ñi yor nguur gi dañoo wane un désir d'éternité dañoo mel ni nguur gi waruñu ko joxe ñun on veut redonner le pouvoir au peuple. Mais comment? loolu moo tax ñu bëgg opposition dem xeex sur le terrain maanaam dem wax ak sénégalais yi waxtaan ak sénégalais yi ñu jox ñu carte yi ñu ñëw au parlement ñu am une majorité su fekkee ne tey jii rendre nañ minoritaire les autorités actuelles le gouvernement du Sénégal mais su boobaa assemblée nationale dootul nekk chambre d'enregistrement. mais sénateur parce que. alors day jubal s'il te plaît jóge ci kaw. mais déedéet mais tey jii xam nga tey loolu moo tax askan wi war a sanctionner. képp koo xamante ni dañ la tànnal député fan yi ñi nga xamante ni dañ leen a tànn ñu bokk ci suma liste dama leen di wax ne leen fu ma ci mën di dem dama naan leen bu leen campagne sama tur fexe leen ba nekk une réalité ci seen gox ba seen waa gox naw leen fonk leen voté ngir yéen man nag mën naa ñëw jàpp ci waaye nañu voté ngir yéen ndax loolu soo amul xam nga lan la hold up électoral la te loolu mooy xew ci coalition yi mooy dañ lay tànnal koo xamante ni waa gox ba xamuñu ko kenn mësul gis njëriñam te l'aboutissement d'un engagement politique c'est un engagement politique c'est l'aboutissement d'un engagement communautaire mooy sa waa gox dañ lay gis nangul la nga yàgg leen a taxawal yàgg leen a bëgg yàgg leen a wan cofeel saa bu ñu soxlawaan gis la su boobaa boo ne leen jox leen ma une légitimité constitutionnelle dinañ la ko jox waaye mënuñu la jël rek parce que tu as défendu leur chef parce que les beaux yeux du président Macky Sall ñu tabb la Caajaay tey ñu xëy rek waa Caajaay war la def député pour lan. c'est clair. te mosu waa Caajaay mosuñu la gis mosoo leen a amal njëriñ. mais loolu mënatul nekk donc il faut que l'opposition aille travailler sur le terrain pour ñu am une majorité au soir du 31 juillet
boo xam dinañu tax bu ñu demee assemblée nationale ñu ne gouvernement bi jaaral fii waroo jaar fii ñu nekk une force de proposition de loi mën a am aussi toute la légitimité nécessaire et la force politique nécessaire pour contrôler l'action de l'exécutif. Pour répondre ci sa question donc di wax ne PSE tey mooy le plan Sénégal émergent soo ko jëlee dafa néewal problématique bi nga xamante ni moom mooy problématique bu am solo mooy la migration clandestine ba àdduna sosoo ba tey nit ñaa ngi tukki di dem dëkk ak dëkk di dem pour wuti xam-xam di dem sax pour wuti alal di dem pour wuti leneen ak leneen donc migration lu am solo la waaye clandestine bi moo bon te tey jii ñoo ngi wane bii nekk ci géej gi bokk naa ci benn rencontre boo xamante ni waaye Union africaine ñoom ñoo ko sababoon ci Nouakchott keroog ba ma fa ñëwee defuñu lu dul def décompte macabre keroog la am ku témoigner xam nga lu mu témoigner nee nañ migration bi nekk ci géej gi la ñuy gis waaye bi nekk ci désert bi moo gën a bon ñu nettali ñaar ñoo xamante ni kenn ki mooy témoigner mu ne ànd na ak moroomam ñu nekk ci biir désert bi di dox ba ci yàgg li ñuy lekk yëpp daal di jeex kenn ki dafa mujj ne ko tuural ndox ne ko sawal pour ma naan ko kooku saw mu naan ko naan ay saw pour bañ a dee ñu demaat ba ci biir nee na mu daal di ne ko sawal mu ne ko deseetuma ndox bu ma saw pour nga naan ko kooku dafa mujj dee keneen ki continuer di dox kooku moo doon def témoignage boobu au même moment ma dem à Ifrane au Maroc fekke ji fa benn rencontre boo xamante ni ña nga doon wax ci innovation technologique ña nga doon wax ci intelligence artificielle ña nga doon wax ci numérique gis nga ñaari ni mu wutee Afrique subsaharienne ci boppam Afrique noire nii occidentale bii nga xam France da cee teg loxoom ba tey moo am problème moo tax le vrai combat aujourd'hui mooy nan la ñuy jëlewaat suñu bopp ni ñuy jëlewaat suñu bopp mooy c'est bien d'avoir le nez sur le guidon mooy ne nit ñi dee nañ ñëpp xam nañ ne ñoo ngi dee chiffres yi sax kenn waxu ko waaye nan la ñu def ba egg ci loolu mooy li ma wax léegi dëkk boo xamante ni élevage bi doxul dëkk boo xam agriculture bi doxul dëkk boo xamante ni napp gi tey ji demal ci géej gi waaxu Sénégal yi boo fa demee tey navire espagnol yi navire turc yi navire chinois yi mais ñoom ñoo jeexal géej gi te tey ji Sénégal bokk na ci dëkk yi njëkk am industrie thon tey ji sunu thon bi président Macky Sall xool na ko ba mu neex ko mu ne da koy jox Union européenne mooy ñun dootuñu transformer dara ñun dëkk boo xam transformé boo amul industrie mais nan ngay xeexee le chômage parce que industrie tey jii waroon nañu am ci wàllu sàmm gi ay école de formation ci wàllu élevage mais dëkk boo xamante ni am nañ une communauté wala des communautés yoo xamante ni suñu borom daf leen defal tawféex ci wàllu sàmm mais tey mënuñoo fexe ba mën a fournir le marché ñoo ngi xaar Mauritanie wala ñoo ngi jooy Mali bi nga xam dañ ko embargo ba pare pour ñu jox ñu ay xar alors que dëkk bi waruñu woon a jéggaani mais leneen li gën a métti mooy est-ce que xam nga tey Sénégal buñ la waxoon li ñuy jéggaani ci wàllu lait meew nga bëgg a jooy le budget bi ma ko mujjee xam 25 milliards la woon 25 milliards nga ne da nga ci bëgg a am ay de grandes ambitions ci élevage tey jii bu France di def semaine salon de l'agriculture et de l'élevage ñëpp Sénégal da ngay gis ministre yeeg ñëpp buubu dem mais et après bu ngeen demee ba ñëw et après boo jëlee agriculture bi tey na sunu maam yi doon bayee la ñuy bayee